billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wa inni u'iizuha bika wa zuriyata mina sheytaani rajim rabbi a'uuzu bika min hamazaati shayaatini wa a'uuzu bika rabbi an yahduruni sadid lisaani nawir genaani safi amaani wazid barayi waa mbokki jullit yi nga xam ne yéen ñuy seetaan ku gis lii sunu ginnaaw xam ne mbir xew na ana lan moo xew la daan xewati rek nag muy lan ñi nga xamante ni yàlla dogal na ñu nekk dex di fan fi nga xamante ni nii Amadou Racine Dia moo ko jiite ci port bi waaye liggéey ci nag liggéey bu mucc ayib liggéey bu am solo li olof Njaay di wax ne doo lay jën ndox waaye ñii nag ci ginnaawam doon ñi nga xamante ni nii sonnuñu tàyyiwuñu benn yoon port bi fépp foo tourné oto di mën a jàll nu mu la mën a neexee rek c'est grâce à ñoom kon yàlla na yàlla yokk seen jàmm waaye nag du mel ni faaw rek danañ tudd ki nga xamante nii ndax dañ ne ku tudd dëkk wal mburu wala ku wal mburu tudd dëkk séeréer yi noonu lañ koy waxee mu mel ni nag ki nga xamante nii mooy coow li te waral coow li mooy Aboubacar Sédikh Bèye yàlla na yàlla yokk jàmmam waaye lépp loo xamante ni bëgg na koo liggéey ci port yàlla na ko yàlla mottali te defal ko ci ndam barke Cheikhul Khadim waaye nag mu ànd ko kan secrétaire général Nafissatou Ba di madame Nia yàlla na ko yàlla defal tawféex waaye nag ak kan Fatmata Diop Dekko waaye ak kan au commandant Ibrahima Badji waaye nag ba tey PCA di Moussa Sy du ñàkk dina wàcc léegi jël fi ay kaddu incha allah waaye nag ak kan ki nga xamante ni yàlla dogal na mu nekk facturation di soxna su baax di ku baax di ku yiw di ku yaatal di ku yaatu di koo xamante ni dafa jàpp ci liggéey bi bañ koy seede waaye ak kan nag ndeysaan assistante DG ñëpp xam ko muy soxna Yacine Sow waaye mu mel ni nag chef de service marchandise dangereux maanaam di Serigne Ogo Mbeng maanaam du ñàkk moom it ñu sant ko mu mel nag xam naa kaddu yi moom faaw rek ñenn ci mbokk taalibe yi nga xam ne ñooy doxal liggéey bii ñoo am kaddu yu ñu ubbeekoo bu ko defee ñu xaar ku mel ni PCA ak ñeneen ña ci aju mu mel ni maa ngi gis Balde ñëwal rek may ma ay kaddu ndax olof Njaay day wax ne defoon nañ ko daaw fekkee déwén dañuy baaxantal ndax mel na daaw yaa bi woon kaddu yi Balde bu yàlla dogalee nga bokk ci ñi nga xamante ni tey maanaam ay chef secteur lañ waaye fan fële di dex mu mel ni sax njaboot ñoo ne ci nii ci ginnaaw ak sama gaay yu baax yëpp rek ñoom bootal ak njaga kan rek nallaak ku lim doo dajal ak suñu imam Ndoy ak ñëpp rek mu mel ni tey ñu defoon ko daaw ren ñu ñëw yëf yi yokk lool ana yan kàddu nga ci mën a yëkkati. asalaamaaleykum donc ñoo ngi nuyu waa port bi yëpp ci kaw ba suuf tàmbale ko ci ki nga xamante ni moo di suñu directeur Aboubacar Sédikh Bèye di nuyu toutes les chefs directionnels donc toutes les directions li nga xamante ni moom moo yëkki mbir mi du lenn lu dul boole ça veut dire casser les lignes entre les directions donc permettre toutes les directions ñu daje fii tey jii nii joxe ay ndogu donc joxe ci direction bépp boo xamante ni moo ngi ci biir port bi surtout ñi nga xamante ni ndogu daf leen di fekk ci biir port bi tàmbalee ko ci ñi nga xamante ni moom mooy les matelots les maîtres port la capitainerie donc COP sécurité dockers yi chauffeurs yi donc aussi les gardes sûreté donc loolu mooy li nga xamante ni moo waral mbir mi boo xoolee suñu ginnaaw capitainerie yi ñoo ngi fi boo xoolee aussi am na yeneen direction yoo xamante ni ñoo ngi fi donc lii nii lu rafet la donc moo tax dañ ko bëgg a pérenniser chaque année donc bii mooy deuxième édition bi moo tax ñu amal ko ci bés bii nii voilà. macha allah dafa mel ni PCA wàcc na ñu bëggoon rek maanaam àgg ci moom mu doon benn laaj ndax xam nga kilifa maanaam benn laaj rek lañ koy mën a laaj. waaw bu ko defee mu doon benn laaj rek waaw ñu may mu tuuti. oui daanaka ci kilifa yi ñu am yow yaa ñuy sagalee maanaam seqi jéego ñëw ba fii mu doon nag lu nu honoré doon lu rëy ci ñun loolu nag ana yan kàddu nga ci mën a yëkkati. bon sant yàlla ensuite xam nga li ngeen di def nii presque ñun ngeen ko defal ah direction port ngeen ko defal autorités yi ngeen ko defal donc c'est normal que bu ñu mënee teew ñu teew donc vraiment kenn mënu leen fay yàlla na leen yàlla fay féliciter leen ci initiative bi. seen ay naataango seen ay collègues seen ay moroomu jullit weeru koor ngeen fexe bés bi ngeen wër port bi yëpp ku ci mën a jëfandikoo ci muy chauffeur muy conducteur muy usager dockers yi ñëpp xam nañu le port marche 24 heures sur 24 donc vraiment au nom du directeur
Aboubacar Sadikh Bèye au nom du conseil d'administration ñun ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal di leen féliciter di leen baalu àq ngeen baal ñu àq ñaan yàlla bu déwénee ñu fekkaat fii ñun ñëpp ñu defaat encore ndogu partagé mu gën a yaatu voilà merci. macha allah PCA mu rëy lool am solo lool mu mel ni nag sëñ Ndiaga Kane maanaam waaw moom seefu gars yi la waaye man sama xarit la moo tax ma naan ko sëñ Boy Ndiaga ki nga xamante nii mooy Giro Samba waaye yàlla dogal nag ñu bokkandoo port bi mu nekk direction capitainerie mu mel ni nag yaakaar naa Dex ak capitainerie kenn mënut a dem bàyyi moromam ñu indi fi nag ay teraanga mu mel ni nag lii ku ko gis xam ne teraanga bët waaye du ñàkk nag ngeen yëkkati ci ay kaddu bu doon ay kaddu la yan kaddu lay doon. bon maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp vraiment ñun on est là en tant que jeune gis ni ci weeru koor lañ nekk et que vraiment c'est une occasion pour nous autres en tant que musulmans ñu def ay activités yoo xamante ne dafay œuvrer vraiment dans le social quoi. Sur ce, bon, il est important quand même de savoir que port bi ñi ci nekk pratiquement ceux qui sont là c'est des gens qui travaillent dans le milieu de l'opération ñi fi nekk disons ce que je veux dire voilà quoi. Donc le port fondamentalement c'est un milieu opérationnel. Là où il y a le navire, il y a également des directions qui sont là, qui travaillent en chaîne. Parmi ces directions-là, nous avons cité le capitainerie, nous avons cité la direction de l'exploitation. Donc on travaille, c'est des directions qui travaillent à feu continu. Feu continu, c'est ce que je veux dire, pratiquement, manam liggéey bi amul arrêt quoi, day continuer à tour de rôle. Ku dem rek se relève day ñëw continuer quoi, et que y a les dockers et les autres gens qui interviennent dans le milieu portuaire. Moo waraloon tey ñu ne nañ organiser gars yi ne dañ organiser ndogu ñun tamit bon ñu bokk ci benn pàcc bu ne ci port bi boo xamante ni bu déterminant la ñu ne nañ apporter suñu soutien ci par rapport ak li suñu moroomi jeunes yi di nekk di def quoi pour que les choses aillent mieux. Voilà c'est ça ce que j'avais à dire. yàlla na ngeen ko yàgg def suñu borom yàgg koo nangu te képp koo xamante nii dundal nga benn jullit yonent bi nee na moo ko gënal tabax junni jàkka kon lii moom day mel ni am na solo lool mu mel ni Ndiaga Kane dina jege waaye waa service communication day mel ni bu ñuy wax te waa service communication am ku fi nekk ci ñoom di Cheikh Mansour te joxuñu ko kàddu day mel ni am na lu des Cheikh Mansour yow mi nga xam ne yàlla dogal na lépp lu jëm ci wàllu wax ci port bi yow nga bokk ca ña koy ñoŋal ak di ko yaxanal ana tey lii nga xamante nii tey ñun ñëpp la war mu dal ci waa Dex maanaam ana tey yan kàddu nga ci mën a yëkkati. waaw asalaamaaleykum mbooloo mi dañuy nuyuwaat ñëpp rek mu mel ne dafay nekk ay kàddu mbégte kàddu cant ak kàddu ngërëm ndaxte sànq ni ko PCA waxee xew-xew yu mel nii buñ koy def di ko def ci weer bu mel nii maanaam damay jàpp ni rek ñu ngi koy defal askan wi yëpp maanaam xam nga li ñuy faral di wax ne port dafay xol bi dina koom-koomu Sénégal donc loolu bu ñu ko waxee defaluñ ko waa port kese defaluñ ko waa agent opération yi kese waaye dañ ko defal Sénégal gi yëpp moo tax ñi nga xam ne ñoom ñoo mébét lii nii warloo nañ leen ñoom cant ak ngërëm donc ne mën nañ fi ñëw ci ñaar ba ñetti cër bu nekk ñii nga xam ne ñenn ci ñu ko organisé mën naa wax ne ñenn ci samay ñooñ lañ ndax bokk naa ak ñoom muy wàllu xaritoo waaye am na kuréel goo xam ne daf ñu tënk ñun ñëpp ci biir port bi muy képp kuy ndaw yàlla def suñu borom ci seen ndigal ñu sax seen bëgg-bëgg ñoom muy amicale des jeunes ma jiite ko waaye ginnaaw loolu aussi ñu nekk portuaire ma nekk cellule communication ñoo fi nag ci turu Seydou Touré mi nga xam ne moom tey am feneen fu ko DG bi yebal moom moo tax fekkeewul lii moom ci turam mu ngi sant di remercier vraiment faccant yam nag ñëpp ñi nga xam ne ñooy def lii ndax weer wi ñu nekk ngay jël li nga am ci sa salaire ak sa wërsëgu morom ngeen boole ko nañ ko jox suñu yeneen nawle yi je pense que loolu fa ngënal yam foofu la yam te faral nañ duñu wax ne cant joxe ñam bokk na ci cant yi gën ci cant yi donc lu mel noonu su amee tamit waaye dañ koy tëjee rek di ko sant di gërëm ki nga xam ne moo ñu koy yombalal muy le directeur général Aboubacar Sadikh Bèye ndax xew-xew yu mel nii bu mënee am ba ñu koy sant di ko gërëmee mu nekkoon première édition ñëwaat ren ci deuxième édition te am nañu yàqin ne at bu jot incha allahu rabbi ba sunu ay njaboot dañu fa ñëw di ko doxal lii dina am kon donc lu mel noonu su amee dañ ko koy sant moom mi nga xam ne moo ñu bokk njaboot ñun ñëpp kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan lépp loo xam ne rek def nañ ko fi rek yàlla nañ ko sunu borom lewetal li ma ciy tëjee nag mooy bis yu mel nii day tax kenn du xàmmee kenn dafay boole donc dañ ko war li tubaab na nañ ko perpétuer dafa nekk loo xam dafa war a sax dakk ñu xam ne port bi ñun ñëpp ay ndaw lañ nañu ànd booloo bokk ndey bokk baay ndax bu ñu suñu xel demee ci sunu
xarit bi fi jóge dem muy wurika ñu koy ñaanal sunu borom xaa tabal ko aljana bu xel demee ci moom rek ñëpp war nañ mën a gën a booloo gën a ànd donc ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam. organisé mu agsi fii mu agsi day mel ni nag am na ci ñoo xamante ni tey ñoo bàyyi seen i nelaw bàyyi seen i guddi bàyyi seen bëccëg ngir lii jag kii may bëgg a jox kàddu gi nag ci la bokk muy Edic Bootal Ba di koo xam ne ku ko xool boo ko séenee muy dem rek sañ ngaa wax ne ci njëriñul doomu aadama lay dox Bootal yan kàddu nga ciy toftal. waaw ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp waaw di rafetlu initiative bi di wax ni que sant bi njëkk si sant yi mooy ñu ngi sant suñu DG Aboubacar Sadikh Bèye moom mi ñu permettre ñu organiser lu mel nii bu ca topp mooy mënuñu bu ñu nompee sant suñu DG Aboubacar Sadikh Bèye dañu sant suñu directeur de l' exploitation avoir la personne de monsieur Amadou Racine Dia qui n'a ménagé aucun effort pour que événement bi mu mun a am réussite bii nga gis ni fu mu toll nii di gërëm mënuma ñàkk bañ a gërëm parce que daf ci am ñoo xamante ni dañ coo taxaw mooy suñu directeur sectoriel yi ki mention spéciale bi nga xamante dañ ko naan Yacine Sow muy assistante directeur bi moom tamit mu taxaw si taxawaay boo xamante ni taxawaay bu rafet dañuy sant le haut commandant Ibrahima Badji dañuy sant le commandant Barognan dañuy sant suñu secrétaire général bopp ki nga xamante ni nii mi ngi ci yoon bi di ñëw depuis sànq ba léegi mi ngi ñuy woote naan affaire mu toll fi naan seen i mbow donc moom mi ngi ci yoon bi ñu xamee ko noonu bu ñu jógee fa dañuy sant ko ñu naan Adja madame Kandji du ñu ñàkk bañ a sant Nafisatou SG du ñu ñàkk bañ a sant Fatoumata Diop donc bu ñuy continuer di sant day man demee émission moo xam ne day sant rek lay doon parce que tey portières yi doo xamee kan mooy kan dañoo bokk ndey bokk baay ñu am benn bëgg-bëgg am benn mëbët am benn loo xam mooy suñu intérêt li nga xamante ne tey mooy le port autonome de Dakar di ko di rafetlu nag di rafetlu ñoom ñëpp seen taxawaay sans exception bàyyiwuñ kenn ku ñu fekkente ne am na koo xamante ni juum nañ dañ jàpp ne dañoo omettre ndaxte nit moo toll noonu donc daam bi ñuy wax assuré aussi tamit jàpp na si wax dëgg fa dëgg yàlla jàpp yu rafet donc di rafetlu teewaay bi di ñaan yàlla nañu yàlla gunge ba nga xamante ne action yu mel nii dinañ ko mën a pérenniser à l'avenir di ko gën a saxal tey boo xoolee l'ensemble des agents opérationnels munoo leen xamee munoo xamee kii moo nekk DRP munoo xam ni kii moo nekk COP munoo xam kii moo nekk communication munoo xam kii moo nekk sécurité munoo xam kii moo nekk agent contrôle accès circulation l'ensemble des agents opérationnels tey ñu ngi fi toog parce que nous avons compris que le port est opérationnel te ñu ngi ciy dox di rafetlu wax dëgg fa dëgg yàlla seen ñëw je vous remercie. ndeysaan macha allah macha allah mel ni ne ci particulier ndax yàlla fekk ne naka jekk ci joxe ñam lañ ko xam waaye nag loolu du ñu jaaxal ci moom ndax fi mu bokk ndax ku xam ay maamam xam ne ci lislaam képp lañ toqe kon yàlla na leen yàlla bokk taxaw mu mel ni daanuñu xëy te yëkkati woo ñam jox ñu lu mel ni ay xeetu ndékkeeg ay yëfi séeréer njaga tey ñu dem ba yàlla dogal nga nekk chef secteur DEX yàlla dogal tey sax njaboot di organiser lu mel nii nga nekk ci kanam ana yan kàddu nga ciy indi. salaamaaleykum wa rahmatullah bon maa ngi leen di nuyu bon man la Ndiaga Kane maa ngi direction de l'exploitation ma nekk responsable gestion des flux donc yàlla def na tey yàlla may ñu fekkee waat ren donc comme ni nga ko waxee sànq mooy defoon nañ ko ren yàlla may ñu dundaat ba fekkee ko donc loolu nag dañ siy sant borom bi tabaraka wa taala bu baax mais avant loolu di sant tamit comme ñi fi jaar niñ ko defee mooy sant suñu kilifa yi ki si jiitu mooy directeur Aboubacar Sadikh Bèye tey bu dul woon moom bu waxoon ne doo leen ko fi defee kon ñu am problème mais wax dëgg yàlla donc joxe na autorisation am joxe na ndimbalam pour que vraiment lii mun a doon lu ñu mën a pérenniser loo xam ne chaque année war nañ koo mun a def donc mu doon leneen mooy sunu directeur de l'exploitation muy Racine Dia vraiment moom tamit wax dëgg yàlla mu taxaw si bu baax a baax xam nga donc joxe autorisation am moom tamit joxe tamit ndimbalam donc mu doon loo xam ne lu rafet la si ñun donc directeur sectoriel yëpp nag tey taxaw nañu si mbir mi pour mu mun a nekk mbir moo xam ne bu mucc ayib la donc tey comme président ni mu ko waxee muy Mansour vraiment moom tamit wax dëgg yàlla si wàllu xelal ci wàllu jàppale
donc loolu yëpp taxaw na si parce que moom wax dëgg yàlla si amicale des cadres la bokk nekk fa kilifa donc te taxaw na si bu baax a baax tamit donc li nga xam ne moo sabab lii nii foofu laa bëgg ñëw mooy mu doon li nga xam ne dafay indi cohésion si sunu biir si biir portière yëpp si biir portière yëpp képp ku nga xam ne portière la rek tey lii nii da nga see bokk du problème mu direction exploitation wala nangam déedéet parce que tey comme ni ma la ko waxee sànq directeur sectoriel yëpp tey dugal nañ ci seen loxo dugal nañ ci li ñu am pour que rek bés bi normal mais li am solo mooy initiative bi nga xam ne responsable direction de l'exploitation yi def nañ ko donc muy brigade feu continu gestion des flux donc si wàllu bi nga xam ne rek pour rek agent d'ex yi ñu gën a xam ne donc pour ñu mun a gérer fluidité port bi pour ñu mun a vraiment yokk émergence su port bi lan lañ mën a def mooy ñu nekk benn donc nekk benn boobu moo indi tey ñu initier ndogu yi nii te port bi dafa bëri ay action donc dafa am douane dafa am gendarmerie dafa am police am capitainerie donc am dockers yi ñooñu ñëpp léegi nag ñu ne kon dinañ organiser benn ndogu boo xam ne tey am na ñoo xam ne taxawuñ fii ñu ngi liggéey ci biir port bi mais tey responsable yi jël nañu ñaari auto pick-up yu garage joxe garage tam ñu ngi leen di sant bu baax donc ñu garage joxe pour que ñu mën a def dispatchu ndogu bi c'est-à-dire que ñi nekk si biir port bi di liggéey muy gendarme muy policier dinañ leen fekk si buntu bi ba si malien yi ba si ñeneen ñëpp chauffeurs yi ku nekk ñu jox la ci biir kon nga xam ne loolu lu yaatu lañ bëgg mooy ne port bi feu continu la donc 24 heures sur 24 la nit ñi dañuy liggéey ba ndogu fekk leen fa ñuy liggéeyee donc tey defe naa kon jàpp nañ si li nga xam ne wax dëgg yàlla nit ki waroon na génn mun a dem jëndi ndogu tey du dem foofu lañ koy fekk jox ko sachet xam nga mu xéwalu si jàmm ak salaam donc vraiment di rafetlu bu baax di rafetlu bu baax di leen ñaanal yàlla may ñu gudd fan wér te talaat ko pour 2022 encore 2023 su koor jotaatee ñu mun ko defaat te mu yomb lool nag mais nekk na loo xam ne wax dëgg yàlla ak xol bu leeran lu rafet la di rafetlu ba taxawaayu ñëpp président ñu ngi rafetlu bu baax yow tamit bas kenn demul nga des parce que ci ñu nga bokk waaye saa su nekk yaa ngi koy wane tamit donc lépp li nga am bokk nga ko ñun waaw te yow tamit lépp loo am ñu ngi koy bokk ak yow donc loolu la ñu ngi sant bu baax di ñaanal ñëpp jàmm caméraman tam ñu ngi lay indi seen jëf waaye lii nag damay ñaan port bi yëpp roy leen ci ndax mel ni ne ñii di joxe ndogu yi tey seen yéene mooy maanaam bés bu set ñu di ko def ci 30 jours yëpp wala 29 jours yi yaakaar naa loolay seen yéene kon day mel ni nag maanaam bu ku ci nekk rek indee saw matt ci say wi day mel ni say wi moom day daal di yomb kon mu mel ni ñoo ngi ñaanaat rek suñu borom mottali lépp waaye bépp amical bu fi ne wala association wala moo xam lu mu mën a doon daal organisation bu mën a nekk ci port bi rek ba ci syndicat yi maanaam ñoo ngi leen di sant ñoo ngi leen di gërëm di wax ne répondre nañ massivement invitation bi te loolu it yombul nit ki mën naa loué baasam teg ay saisam waaye ay nit kenn du leen loué kon mu mel ni loolu yéen waa DEX yéen a ko jëf leen teeg seen i nawle ba tax booy tey ji boo leen wootee ñëpp wuy si leen kon jëwriñ ana lay wax ci kàddu yooyu. donc damay nuyu ñëpp avant may commencer dinaa xam naa ne njëkkee fi nga xamante ne mooy sama collègue bi mooy le président de l'ASIPAT fu mu njëkkee mooy di ñaanal suñu collègue de service suñu mbokk mooy suñu xarit te mu génn àdduna dañ koy ñaanal yàlla na ko yàlla xaaree aljanna donc lii weeru koor la donc weeru koor nag buñ ko déggee jaamu yàlla la jaamu yàlla nag tuutiwul ñun ay agent port lañ nekk ci port bi di liggéey moo tax ñu tuddee suñu bopp ay agent opérationnel tey n'importe quel agent tey mu ngi fii ci port bi taxaw fii fekk ñu fii bokk ak ñun li nga xamante ne mooy jaamu yàlla bi nga xamante ne ñu ngi koy def jaamu yàlla bi nag buñ koy def yamale ñu ko rek ci port xam nga boo waxee port da ngay naan non kii portière la tey Sénégal ñun ñëpp ay portière lañ même riverains yi yom romb fii sax ay portière lañ parce que lu bëri seen activité fii ci port bi lañ koy def donc dañuy woote li nga xamante ne la direction générale di woote aussi tout agent portière li nga xamante ne acte yu mel nii dafa baax ñu gën koo pérenniser gën koo renforcer pour
gën a aussi indi li nga xamante ne moom mooy un bon climat social ci biir bërëb bu ñuy liggéey ndax port dafa nekk bërëb boo xam ne booy xool ci économie Sénégal am na lu mu joué ci économie bi lu am solo te économie boobu boo ciy joué donc di nga soxla li nga xamante ne moom mooy apaisement climat social di nga xam ne soxla li nga xamante ne moom mooy agent yiy liggéey ci bërëb bi ñu bokk ndey bokk baay ba lépp lu ñuy def rek incha allah yàlla fekk leen ci donc du ma guddal ci wax ji xam naa ne damay ñëw rek sant tous les agents du port autonome de Dakar di sant tous les partenaires sociaux du port autonome de Dakar partenaires sociaux yi nag yaatu nañ association yi ñu ngi ci syndicalistes yi ñu ngi ci di sant aussi suñu kilifa yi nga xamante ne gunge nañu ci affaire bi ci xel ci conseil ak aussi génne ab tuut li nga xamante ne ñu ngi koy jot ci seen salaire def ko ci ndax ñu mun a egg fii donc loolu laa amoon pour wax di nuyu mboolem journaliste di nuyu la aussi yow dina sant bu baax a baax ci taxawaay bi donc loolu laa amoon pour di ci wax di nuyu aussi ki nga xamante ne moom mooy président Asibat ndax wax na wax ju am solo te wax jooju nit ñi war nañ ko bàyyi xel ndax activité yu mel nii yaakaar naa buñ koy def ci port bi rek incha allah cohésion bi fédération bi entre nous acteurs dina gën a yomb donc lii nii aussi dafa baax nit ñi gën koo pérenniser kenn ku ne nga jël sa dërëm di ko ci sandi yàqulu la dara bu la yokkul du la wàññi donc yàlla nañu yàlla may ñu fekkee ay déwén yu bëree bëri te lu ñu ci jaamu yàlla aussi yàlla nañu ko yàlla nangul donc asalaamaaleykum wa rahmatullah. jox kàddu gi nag moom mooy Lidi Thiam di responsable des activités socio-éducatives mu mel ni nag bu fi teewal na fi mbooleem service social di ñu taxaw ci nan ci sunuy njaboot waaye di ñu taxaw ci nan ci bu ñu amee mbégte ñoo fay jiitu waaye laa xawla wala xóote bu amee it ñoom ñoo fay jiitu mu mel ni sañ ña fee taxawal daayira Masaalikul Jinaan ndax mooy SG bi waaye sañ ña fee taxawal tamit amicale des jeunes du port autonome de Dakar waaye syndicat yeeg amicale yëpp sañ nañ koo laaj mu wax ci seen tur kon Lidi Thiam tey boo fekkee lu mel ni ñu invité la ci nga teew ànd ak mbooloo ana yan kàddu nga mën a indi. asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu maa ngi nuyu mbooleem ñi ñuy déglu yëpp à travers cette antenne di nuyu tamit ñi nga xamante ne mooy suñu kilifa di directeur général port autonome Dakar Aboubacar Siré Bey di si teg ki nga xamante ne mooy la directrice du capital humain muy Fatoumata Diop di si teg ki nga xamante ne mooy Mohamed Diakhoumpa di responsable de la division médico-sociale. di si tegi ki nga xamante ne mooy Fatou Ndiaye madame Diagne ki nga xamante ne mooy chef du service social et développement du bien-être au travail alors ñu ngi rafetlu bu baax jëf ju mel nii ndax day mel ne vraiment élément DEX yi bu ñu defee lu mel nii xëy na par représentation DEX la ñuy wax waaye boo seet mboolem pocceer lañ ko defal te lii ñu def nii day jëf joo xamante ne tamit boo ko déggee rek mën nañ koo loger fi nga xamante ne mooy service social bi nga xamante ne ñoom ñoo faral def lu mel nii kon bu ñu amee tey opportunité bu mel nii ñu ñëw fekk fi agent DEX yi initié lu mel nii ak ni ñu ko defee ak ni mu taaroo ak ni ñu koy jox mën nañu def lu dul rafetlu ko kontaan si te di ko ànd ak ñoom ba am si réussite yëpp bu ñu si bëgg tamit incha allah. boo doon joxe kaddu ci daayira Masaalikul Jinaan waaye di joxe kaddu ci amicale yi waaye association yi waaye tamit ba tey maanaam képp koo xam ne structure bu nekk port rek da nga xam ne ñun ñoo ko sos ci suñu coobare bopp maanaam boo ci doon joxe ay kaddu lan lay doon. alors dafay doon kaddu boo xam ne xam naa ne dafay doon rek loo xam ne day rejoindre li président Mansour moo wax léegi moom mi nga xamante ne moom mooy président l'amicale des jeunes du port de Dakar lu ñu def lu rafetlu ko te fas yéene tamit gën see xar suñu tànk tubéy su ko defee beneen yoon ñu gën see dugal suñu loxo ba mu àgg fi nga xamante ne day kawe suñu njort ndax lu mel nii daanaka booy seet amicale yëpp lii dafa bokk ci seen programme dafa bokk ci objectif yi am maanaam di jaal di jëf ci wàllum social moo xam seen membre ngeen ko jëmale moo xam tamit yeneen ko jëmale ci li nga xam ne mooy les usagers du port te lii nii dafa di loo xamante ne maanaam ñoom lancé neen sax booy seet défi ubbi neen bunt boo xamante ne ñun mën nañ see gën a pataxndiku gën see xalaat su ko defee ñu gën ko yóbbu ci dayo bi nga xamante ne nit ñi non seulement dinañ ci gis seen bopp waaye dina doon loo xamante ne kilifa gi da ciy bëgg ndax boo seetee moom moo njëkk a doon def action yu mel nii di ko jël di ko may ci ay gox kon tey bu ñu ko andiwaatee fii andiwaat nañ ko tamit fañ ko war a andi bu dee ñoom ñoo ko def tamit ñi koy def ñu ko war a def nañ ko te ñu ngi jëlaat engagement tamit à travers ma voix
si tamit si suñu kaddu jëwriñ di leen si gën a taxaw su ko defee ñu gën koo ànd gunge leen si jëf yi nga xam ne ñu ngi koy defal l'ensemble des portiers di Serigne Aziz Samb yàlla dogal nag ñu doon àndandoo ak moom ci liggéey bi ci centre opérationnel ba yàlla dogal tey jii mu dem liaison maritime Dakar Gorée ñëw fekk si waat ñu ci invitation ànd ak waa liaison yëpp tey Aziz ba nga ñëwee fekk mbokk taalibe yi taxawal lii ñu taxawal yow ana loo yëg. waaw si contentement rek laa yëg ndax vraiment comme lii bi mooy 2e édition bi muy lu rafet loo xamante ni si vraiment waa LMDG gi yëpp ñoo ngi koy rafetlu particulièrement nag ma am benn yóbbante boo xam ni sama directeur monsieur Massata Fall moom yónni na ma ko si yéen vraiment ni li ngeen def rafet na trop ndax nit ki woor ba yenn heure yi vraiment nga indil ko ndogu loolu au delà sax de affaire kii bi mais ku nekk jullit wala alxuraan ku jàng alxuraan xam nga ni loolu lu baax la si nit vraiment man loolu laa ñëpp a ngi koy rafetlu vraiment 2e édition bi di leen si ñaanal vraiment li ngeen si réussite bi te réussite bi am na ba pare ndax li ngeen dajale mbooloo yëpp ñëpp ñëw fii vraiment loolu rek dara la quoi man ko si man loolu laa si amul lu ma si apporté vraiment di leen gërëm di gërëm waa DEX yi ñi ko organisé ñoom ñëpp vraiment di leen wax ni merci beaucoup quoi. salaamaaleykum ñu ngi nuyoo di rafetlu initiative bi di man la Mohamed Sarr nekk direction port di jiital nuyoo bi suñu directeur général ku xool port bi fu mu nekkoon démb ak fi mu nekk tey nga xam ne am na fu mu ko jëlee am na fu mu ko yóbbu tamit di rafetlu initiative bi waa DEX def parce que ñu ñëpp ay agent port lañ lu tax ñu ñëw pour soutenir leen dañuy won ni ay ndaw lañ te ndaw boo bokkee ci àdduna lépp lu say moroomu ndaw di def da nga war a ñëw dugal sa loxo ci lépp looloo waraloon suñu teewaay tey en tant que jeunesse portière di rafetlu waa DEX yi ñoom Kim ak Daaf vraiment ba ñu ñëwee ci port bi ba léegi port bi am na changement ku xam camion yi liñ ciy def xam ne am na risque dañuy lancer waale message directeur général di wax ni ñi dañu war a am prime de risque parce que ñu ngi def liggéey bu am solo ci port bi te xaalis bu bari ñoom ñoo koy dugal ci port bi lu ci bari ci port mu ngi dugg ci port bi ñoom ñoo ko ci dugal te toujours da nga leen di romb ku yàgg direction générale xam na ni fii da nga daan wàcc sax 16h30 mais da ngay toog ba 19h pour dem ñibbi léegi boo wàccee rek da ngay taal sooto dem ndax circulation bi ñoo koy gérer nekk ci port bi di liggéey ba ñëpp ñibbi ay guddi la ñuy liggéey kon ñooñu lu ñuy def ci port rek war nañ ñëw soutenir leen war nañ ñëw jàppale leen ñun nag waxuñ ci turu kenn dañuy ñëw en tant que ndawu port pour soutenir leen ñu nekk suñuy frère nekk suñuy lépp ci engagement bi ñu am ci port bi looloo waraloon suñu kàddu tey di jégaluwaat ñëpp waaw di wax wasalaam. waaw ndeysaan Alimatu Sadio Mbaye xam naa yow maanaam da ngay wax rek ci soxna soo xam ne daa nekk ci góor yàlla yoo xamante ni dañoo opérationnel di dugg ci camion génn loolu tey ana yow loo ciy indi. salaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di rafetlu li nga xamante ne mooy ndogu solidarité bi waa DEX organisé di wax ne nag dama nekk jigéen boo xamante ne dama nekk ci biir góor ñi mais vraiment macha allah jàngal nañ ma liggéey bi war nañ ma liggéey ba nga xamante ne tey lépp lu góor taxaw muy agent opérationnel di ko def ci biir port bi tey man jigéen am naa taxawaay boobu maa ngi koy def te maa ngi ci sant yàlla bu baax ndax vraiment jàppale nañ ma guidé nañ ma te ñu ngi may tette bu baax vraiment di ñu toppatoo ñu ngi ci conditions yu baax daal vraiment du ñu def nag lu dul di leen sant di leen gërëm ndogu solidarité bi nag ren mooy 2e édition bi di ñaan yàlla bu mu fi yam ndax fas nañ ko yéene continuer ndax lii dafa neex ndax dañoo regroupé tey direction yëpp ndax tey waa LMDG ñu ngi nii ku ci mel ni madame Diakhaté taxaw représenté leen ñoom laay booy waa gare maritime ñëpp a ngi taxaw ñëw direction yëpp nekk en symbiose di liggéey donc du ñu def lu rafetlu ko di kontaan di ñaan yàlla édition yii di ñëw bu naree naqare yàlla na mel ni ren daal incha allah. mu mel nag tëjtal bi moom maanaam suñu xel da cee dal ndax mel ni ne maanaam ki nga xamante ni mooy SG maanaam di sëñ Seydou Mbow nga xam ne ku ko xam kook ñun moo agsi léegi ñu bëgg rek moom mu jël kaddu goo xam ne day doon kaddu tëjtal gi nga xam ne yëf yi daanaka ku ci nekk yëkkati na ci ay kaddu waaye moom mii kaddu mënu cee ñàkk ndax tey buñ defee lii ba noppi gisuñu ko suñu xel du dal waaye nag day mel ni buñ ko gisee sañ nañoo am yaakaar sëñ Seydou bisimilah. alhamdulilah asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar di leen ndokkeel encore ci weer bu tedd wi di weeru koor nekk weeru ngëneel nekk weer boo xam ne weer bu spécial la ci weer wi ba noppi yàlla may ñu chance aussi
ñuy tombé ci 10 derniers jours yi nga xam ne ay fan yi yërmande la donc duñ def lu dul di dolli sant bu baax a baax di dolli di gërëm aussi tamit organisateurs yi nga xam ne ñoom ñoo xalaat lii mu nekk mbir boo xam ne mbir bu am solo la mbir bu baax la entre ay jullit ndax duñu def lu dul rafetlu ko et puis di rafetlu aussi kilifa yi nga xam ne yëpp jaar nañ fi ak responsable yi nga xam ne yëpp jaar nañ fi li commencé ci PCA ak di sargal aussi le directeur général ndax vraiment wane na bu baax participation am di remercier aussi tamit l'ensemble des directeurs du port di nuyu sama directeur ndax xam naa ne tey bi may ñëw mi ngi may yóbbante muy Amadou Racine xam nga di nuyu aussi tous les directeurs opérationnels du port donc lii nag nga xam ne mooy 2e édition bi daaw dañ ko defoon te biñ koy def daanaka dañ ko sax improviser woon ndax gis nañ ne les agents opérationnels du port ay agents yu am solo lañ dans le dispositif ndax c'est une chaîne te le port ku xam port di nga xam ne c'est le point de réceptacle c'est la rupture même de la marchandise c'est le point de rupture de la marchandise comme on dit donc agents yooyu nga xam ne amuñu waxtu amuñu heure guddi ak bëccëg ñu ngi ci biir port bi c'est normal même sax bis bi heure bi sax ñu choisir li commencement la rek mais ci kanam tuuti aman na yeneen yoo xam ne ñu ngi ci kanam donc agent yooyu bu ñu demee ba décider seen biir ne dañuy organiser benn ndogu pour ak seen naatangoo yi nga xam ne port bi moo leen boole ndax y a la communauté portuaire nekk bërëb boo xam ne bërëb bu yaatu la regrouper tous les secteurs privés publics parapublics ak les administrations donc loolu luy am solo la agent yooyu dem ba nga xam ne gis nañ seen biir ne ñoom dinañ mën a organiser ay yu mel nii donc loolu lu am solo la donc du ñu def lu dul ñun en tant que ay acteurs en tant que ay responsables en tant que aussi des frères ak li ñu seq yëpp du ñu def lu dul bàyyi suñu yitte ak fu mu munti doon ñu ñëw teewe ko donc di remercier aussi toute la presse ici présente di nuyu sama waa ji bu baax a baax di ko ñaanal aussi yàlla jàppale ko voilà xam naa je ne vais pas être trop long dinaa bàyyi sama naatangoo yi ñu àggale merci beaucoup. Olof Ndiaye nee na nag peccu liir bu neexee nday ja moo téye ca wagg ya mu mel ni yëf yi bu lépp jaaree ci yoon rek am na ñu tax mu mel ni wax nañ ne école nationale de formation hôtellerie et touristique jaaxaloon na ma lool nag bañ na ma école ndax ñii moom xaw ma dañuy jàngam déet waaye day mel ni mokkal nañ ndax lii ñu fi séddale di sant Samba ak Mbaye yëpp mel na ne tous ñu saali waaye nag seen nit jaay nga xam ne ndeysaan sama turu waajur wu jigéen rek la ma jox ma kontaan ci loo moom lool sama xol sedd lool àndandoog waa Dex yëpp ñu bëgg koo jox kàddu nag mu wax ni mu gisee bés bi ak niñ ko waajee ba yëfi mel ni mucc ayib lool soxna Aïssatou bismillah. salaamaaleykum maa ngi tudd Aïssatou Ndiaye nekk élève modulaire cela veut dire formation accélérée 6 mois fii ci école nationale hôtelière école nationale de formation hôtelière et touristique Amalassi bon ñun nag dañuy jàng pareeguñu mais ci xarañte suñu chef yi ñuy jàngal tax na au bout de 4 mois ñu commencé di def ay plateau sucré salé di ko jaay parce que xam nañ ni nguur gi mënuñoo jàppale jeunes yëpp pour ñu liggéey moo tax ñu préféré jéem a commencé di demal suñu bopp di doxal ndànk-ndànk di def ay plateau sucré salé di ko jaay ci weeru koor bi ci la ñu gagné après marché bi ak waa port te bëgg nañ tamit mu dem ba dépassé lii ba romb suñuy njort tamit ak suñu rakk yeeg suñu mag yeeg yëpp yi ñu àndal en passant ñuy remercier suñu directeur nga xam ni monsieur Thior moo ñu dooleel moo ñu may doole parce que moo ñu poussé lii bu bañoon ñun duñ ci dem mais moom moo ñu may moo ñu jàpp ci suñuy mbagg ba ñu mën a dem ak suñu chef yi nga xam ne ñoo nekk ci kii bi yëpp ñu ngi leen di remercier. dama dégg nga wax ne formation accélérée la bu 4 mois bu 6 mois waaye mu mel ni kon maanaam ku leen bëgg contacter fan la leen di contacter ak lan mooy doon seen adresse. waa ku ñu bëgg a contacter suñu contact yëpp mi ngi fii nii mën nga ma contacter tamit sama numéro
ci 77 466 95 45 ku ma ci woo di nga ma jot comme ça dinañ mën a liggéey ak yéen defaral leen li ngeen bëgg incha allah te du ngeen ci am benn déception bu neexee yàlla. adresse bi fan la toll. ñoo ngi fii ni Dakar ci wetu marché Kermel bi marché Kermel bi ñoo taqaloo moo nekk fii ci angle bi. kon daal ginnaaw direction générale ancienne direction générale bu port autonome de Dakar ci booru marché Kermel kon yàlla na yàlla dolli seen jàmm formation bi yàlla na àgg ak jàmm te bu àggee yàlla na leen jëriñ. waa kon mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ku xool lii xam na nag mel ni ne yaram moom dawatina ndax tey ñenn ci waa port muy ñan waa direction de l'exploitation ku leen jiite Ahmadou Racine Dia waaye nag dooley gën ndox. mu mel ni dañuy tudd nag au commandant comme nañ ko tuddee woon ndeysaan Ibrahima Badji di ñaan suñu borom yokk jàmmam waaye nag daj dëpp gi Aboubacar Sédéx Bey lépp loo xam ne bëgg na koo liggéeyal port yàlla na ko suñu borom mottali te ñu ànd koog moom. ndogu yii nag ni ma ko waxee woon rek yonent bi alayhi salaam dafa wax ne jox benn jullit mu lekk ba suur moo ko gënal tabax junni jumaa kon mu mel ni bu yàlla dogalee lii ren di 2e édition bi ñoo ngi ñaan yàgg koo def ñu yàgg koo ànd te lépp dëppook ngërëmal sëriñ bi lépp dëppook ngërëmal yàlla lépp dëppook ngërëmal yonent bi te ñi nga xamante ni ñoo doon suñuy kilifa port yàlla na leen yàlla may ndam ndax otoraay kat maanaam bu doxee day mel ni locomotive bee ne ci kanam waaye wagon yi nag ñooy ne ci ginnaaw te ñoom ñooy locomotive bi ñun ñuy wagon yi kon yàlla na yàlla yokk jàmm